RFM matin 7h40 sunu gan docteur Cheikh Gueye salaamaaleykum docteur Cheikh. waaleykum salaam. ñu ngi nuyu itam Georges Déthié Diop chercheur nga waaye itam ci wàllu mbootaay yi ne ci askan wi yow yaay secrétaire général li ñuy woowee cadre unitaire de l'islam au Sénégal bokk ci beneen mbootaay bu ñuy wax jàmmi réew mi plateforme jàmmi réew mi. yii fi xew fan yi ci wàllu politique rawatina bàyyi ngeen ko xel def ngeen ci dara lu ci mel ni li doon waaj a am démb Ndakaaru te ndox mu sedd mujj caa sotteeku. waaw maa ngi nuyu bu baax ñi ñuy déglu ñëpp di leen sant ci invitation bi di nuyu di bàyyi xel di ñaanal tamit suñuy kilifa diine ak waa réew mi yëpp. li xew ci réew mi ñu gis ko démb. mu am encore beneen manifestation li nga xamee ni rek moom lay wone mooy dal mi ngi commencé ñi ngi koy commencé rafle bu baax lañ ko commencé di def te li ëpp ci li nga xamee ni mooy indi jafe-jafe yooyu notamment bu ñuy yegg ba ci yenn violence yi ak yenn trouble yi souvent ci politique lay jóge loolu nag du fi gan boo xoolee suñu politique malheureusement dafa ànd ak ay trouble ak ay violence ay defante tëjante rayante mosuñu fa am élection wala yoo xamee ni ci ay jongante politique la te amul ñu ci gaañu amul ñu ci dee amul ay koom yu ci yàqu ay nit ci marqué ci à vie loolu nag suñ koy jàngat dañuy wax ne dëgg-dëgg suñu démocratie feebar na lool te li nga xamee ni moom la ci kilifa yi diine di wax dafa mel ni dégg bi des na. mais docteur wala bu ñu ko déggee démocratie est-ce que warul tamit ñëpp rek. boo nekkee ci opposition rawatina est-ce que démocratie warul boo la woowee tribunal ñu ne àtte bi dàq nañ ko nga def mbooloo ak yi wata ne da ngay wutali tribunal par force ak gàllankoor yi mu mën a jur xëy na est-ce que jàmm warul woon tàmbali ci loolee bañ a am bu ko defee fit nag démb gi bañ caa toftolu rafetluwuma ko du tout ndax soo koy jàngat ngay gis ne wut violence la ndax bu fekkee woo nañ la ba ngay waaj a génn sa kër ñu ne am coow bu génn ñu ne woo bi kat dàq nañ ko jàpp naa ni bu fekkee bëgg nga jàmm war nga mën a woo sa avocat ba jot ko ni ko est-ce que li may dégg dëgg la mun la waaw nga toog sa kër man rafetlu ma le fait que Barthélémy Dias jël fan yi ligne dure radicale boo xamee ni moo jur démb li nga xamee ni moo am yóbbaale ci aussi ñeneen ñuy gis ne loolu favoriser wul li nga xamee ni moom mooy choc des idées et des projets su fekkee da nga nekk candidat li nit ñi soxla fi mu nekk nii mooy nga wax leen li nga xamee ni moom nga naral Dakar ak waa Dakar lan nga war a nar a ñëw soppi lan la nit ñi war a séentu ci ci voteel la donc rafetluwuma ko mais jàpp naa aussi ne am na yoo xamee ni ci côté régime bi tamit du indi jàmm ndax ku nekk sa xel tey na tontante bi convocation bi fi nga xamee ni fa la yegsee ku nekk sa xel tey na ci ñi nga xamee ni nii noonu la souvent noonu la ñuy brimer ñi nga xamee ni ñooy opposants yi ma jàpp ne boobu façon politique nga xamee ni depuis 62 fan yi damay seetaan filmu Mamadou Diaby boo gisee aussi souvent ñi may discuter ay Ablaye Bathily ñu lay nettali ci seen ay jaar-jaar maanaam da ngay gis violence bi ñu subir emprisonnement dóor saaga lem pour man boobu politique ci boppam moom la ñu war a nag soppi
mais est-ce que aussi ci wàllu convocation boobee est-ce que loolu mën na doon lay ndax ñu bëri jàpp nañ ni te wax nañ ko waxati ko waa parquet général def ko ci ab communiqué ne audience ba ñu ngi ko renvoyé depuis le 7 juillet. waaw man bëgguma sax sori ci cas bi spécifiquement pour man. est-ce que du yenn saa way politique ñooy ëlëmal nit ñi di yëkki mbirum justice di ciy dugal yenn saa yi wàllum politique. waaw loolu moom indéniablement am na. xam nga soo gisee ni nga xamee ni nii noonu la ñu te damay wax souvent est-ce que waruñu jàng ci suñu diine ñi nga xamee ni noonu lañ koy jéem a dundee. ku la indil ku la woo ci ay yow nga woo ko ci jàmm mais en même temps soo wooyee nit ki ci jàmm nooyal fi muy mujjee mooy ñu jàppale tëj la loolu tamit day may nga comprendre lan moo tax ñenn ñi di jàpp ne violence rek moo koy fay te nii nga xam ne noonu la ñu commencé dafa mel ni ku jël almet tiimale ko ci essence ndax dëkk bi fi mu nekk mën nga wax ni essence la dëkk bi metti na nit ñi dund nañ Covid bu méttee métti ci poche yi ba prix yaa ngi yokk nit ñi sonn nañ bépp sonn jeunes yi liggéeyuñu loolu essence la donc lépp loo indi mu doon violence day doon allumette ci kaw essence boobu. mais lépp rek docteur politicien yi la parce que ñii nekk ci opposition bi tamit bis bu ñu fàllu woon du ñu soppi système bi daañu jëm a sàkkal pexe ñee ne ci opposition bi ndax Macky Sall mi ak Laye Wade gis nañ ba ñu nekkee ci opposition lañ daan def ba ñu faloo changé wuñ ko Macky demoon na ba ne sax Laye Wade bu fi naree toog wenn toogin wi ñu dem pale ubbi garias yi génne ko finalement ñoom ñoo jatang askan wi ak seeni pexe seeni taxawaay mi ngi dépendre rek ci fi ñu toog bu ñu nekkee ci opposition di def yu opposition bu ñu faloo di sàkkal pexe seen opposition. ma koy dëggal loolu bu baax mu ñuy delloo rek ci crise suñu démocratie maanaam démocratie la boo xam ni amatul éthique amatul valeur amatul projet nit ki mën na tey contre kii une semaine après mu changer alliance xas ko ñi nga xamee ni nii tey mbir ñuy coow tey kan ak kan la woon mbiru Ndiaga Diop Barthélémy Diaz contre waa PDS tey jii ñoom ñaar ñoo ànd ci ay combat nga gis ne loolu. te Macky ci jamono jooju demoon kër Ndiassane di leen jàppale. merci ci dolli bi. booba Macky Sall ànd ak Barthélémy kon nga gis ne soo xoolee day doon sax mbiru xale ci jeu boo xamee ni nag mbiru mag la war a doon ndax politique dafa doon lu sérieux loo xamee ni kenn waru koo def foyikaay ndax boo ko defee foyikaay askan wi nga def foyikaay seeni avenir moom nga def foyikaay seen wér-gu-yaram seen éducation seen avenir yi doom moom nga def foyikaay ma jàpp ne nag homme politique yi waruñoo def foyikaay réew mi ñoom ñëpp dañoo war a delloo seen xel xam ne réew mi képp ku fi yëngatu yaa ngi bind l'histoire tey jii nii lii fi xew nii yëpp dañ koy mujj bind ci ay livre def ko ay film ñu xam ne ku ci am nettali tamit war nga seet looy def ba mu doon nettali bu rafet te li nga xamee ni nag moom moo ci gën a doy waar te ñun cadre unitaire ñu koy naqarlu bu baax mooy suñu kilifa yi ñu ngi wax nañ ci màggal gi gàmmu yi nekk ci réew mi yépp amu ci ren benn gàmmu boo xamee ni waxuñu ci li jëm ci mbiru violence ak mbiru élection ndax ñëpp dañoo observer gisal seen bopp ne lii raam ci ñag bi la jëm ndax élection yaa ngi ñëw ku nekk dégg na gis na tension bi mën nga ko mesurer donc ñoom ñëpp def nañu ay appel à la raison wone jàmm li nga xamee ni moom lay indi ci réew mi wone aussi ne dañoo war a bàyyi xel l'intérêt supérieur de la nation malheureusement dafa mel ni gars yi dégguñu leen gars yi li ñuy def rek mooy xool li ñu bëgg donc ku nekk di xëcc jëmale ci sa boor loolu nag dañu leen bëgg a wax rek ci lu gàtt ne ñoom moomuñu réew mi ñun en tout cas askan wi lañ fi teewal te askan wi duñu seetaan ñuy caxatee réew mi
yàq ko ba kenn dootu fi dund boo xamee ni dina la neex. loolu ñu xam ne kilifa diine yi ci loolu la ñu woote te sonn nañ tamit ci woote bi maanaam fu ñu toll ñi ngi koy fàttali waaye fu ñu toll it di gis ñuy jalgati jàmmi réew mi loolu nag jàpp naa ni war nañ ci am taxawaay bu bees. te ñun loolu boobu taxawaay lañ ci bëgg a am. ay jamono événement mars yéen a ngi doon dox tànku jàmm diggante ci parti yi est-ce que loolu noonu amoon na suivi. waaw bu mënoon permettre xëy na duñu egg fii. xam naa ni suivi bi mu laaj desoon na loolu je peux dire. loolu noonu amoon na suivi. waaw bu mënoon permettre xëy na duñu egg fii. xam naa ni suivi bi mu laaj desoon na loolu je peux dire effectivement que continuer woon nañu garder contact ak ñoom am na aussi yeneen kuréel yu continuer woon di liggéey ak ñoom pour jàppale leen pour yenn mbir yi du yegg fenn fi ci mbiru élection yi ak yu ni mel. mais bi ñu rencontré le président de la République ci jour bi nga xamee ni moo précédé woon bi ñu wooyee Sonko rencontré waa M2D rencontré Ousmane Sonko ci boppam je pense que ñoom ñëpp nangu woon nañ ne seeni jafe-jafe tar na tar boo xam ni il faut mu am ñuy dox ci diggante bi pas seulement comme roue de secours wala comme sapeur pompier mais dox ci diggante bi pour di fexe balaa yu ni mel di am ñu am ci ay taxawaay mais soo xoolee tant que crise amul ñoom du ñu déglu maanaam bu jafe-jafe bu rëy amul rek ñoom du ñu déglu dañuy ku ci nekk da ngay nekk ci say stratégie malheureusement te loolu nag avancé wul Sénégal maanaam Sénégal li nga xamee ni moom mooy taaram mooy dañuy dialoguer lépp man yaakaar naa ni li fi xew nii yëpp dialogue nationaux yi fi am nga xamee ni def nañ ko président woote na ko même bi mu gañee présidentielle dialogue yooyu moo sincèrul suffisamment ba mën a jur comme dialogue yi fi daan am en général Sénégal bu génnaan ci ay crise wala ci ay élection bu amee bu ñu waxtaanee dinañ toog 10 ans yoo xamee ni au moins mbir mi dina xaw a normal mais fi mu nekk nii da ngay gis ne crise yi dafa gën a rapproché te jamono dafa naqari li ñu wër ci ay réew gis nga ni nga xamee ni noonu la ñu amee ay jafe-jafe coup d'état yaa ngi multiplier wu ku nekk kuy jëf tey jii nii te bàyyi woo xel loolu rek boo nga xam ne yow amoo benn vision. am na xalaat bu jib ci wàllu élection yooyu dimanche ci émission Grand Jury dalal nañ fi ancienne ministre Ngoné Ndoye démb Alioune Tine itam wax na ci RFM ne élection yi ñoom ñaar ñëpp seen ñoo bokk xalaat ne élection yi anam yi mu amee du anam yu sedd Alioune Tine nee na puus ko ba jëmmi jamono moo gën est-ce que jàpp ngeen ni tam luy baax la wala ñu def ko rek. waaw ma koy nuyu bu baax Alioune Tine nekk suñu kilifa nekk aussi koo xamee ni ay yëngatoom lépp ak suñu yos ñoo def du ñu toog ñetti fan te wootante wuñu diisoo ci li nga xamee ni war nañ ko mën a def Ngoné Ndoye tamit maa ngi koy nuyu bu baax sama jigéen la bu yàgg te ku yàgg aussi yëngatu ci li nga xamee ni mooy développement réew mi li nga xamee ni rek moom laa ciy wax mooy ñun amuñu ci benn position officielle c'est vrai kenn du ji ci kaw sawara te élection même bu fekkee compétition la war na nekk loo xamee ni day am ci jàmm waaye nag est-ce que reporter ko tamit du jur lu gën a garaaw maanaam ndax bu ñu li muy indi mooy day jaxasewaat calendrier électoral bi ñu war a jàll ci yeneen élection législative est-ce que dañ koy regrouper donc ñàkk a respecter calendrier électoral boobu loolu tamit day jur beneen jafe-jafe bon moo tax ñu jàpp ne bu fekkee liste yi nga xamee ni yëpp déposé nañ ko am na ay recours yi ñu traité ko avec la diligence nécessaire ba nga xamee ni nit ñi dinañ mën a dem ci compétition électorale bi ak mobilisation yi ñu gis fii ak 2 mois 3 mois man jàpp naa ne jarul ñu koy dàq waaye même ak compétition bi warul tere ñun nit ñi dellu xalaat ne compétition warul am ci violence. maanaam compétition dafa war a vive. justement ci wàllu est-ce que jamono ji ñu nekk nii war ñu fee teg yéen ñu mel ni yéen wala ñeneen teg ab cadre boole acteurs yi au moins
ñu jàpp ci len nii lañ bëggee mbir mi am jàmm ngir jàmm am ci réew mi comme ab charte. waaw ñun li nga xamee ni bëgg nañ ko d'abord dinañ ci def benn déclaration le lundi 15 incha allah kuréelu diine yi nekk ci réew mi yëpp cadre bi moo regroupé na leen dinañu def benn déclaration à la nation wax ak askan wi bokk na ci homme politique yi mais du ñoom rek mais li nga xamee ni moom la ñu bëgg mooy lañ leen di wax la cay topp muy effectivement benn engagement boo xamee ni ñëpp dinañ ko jël pour maanaam violence moom mënuñu def benn compétition bu ne ñu def ko na choc yi am na choc des ambitions am na choc des projets am waaye violence dañ ko teg ci suuf loolu jàpp nañ ne ku ko ci signéwul war nañ laa booleeg askan wi wax ne kii kat moom violence moom la privilégié yaakaar naa ni kenn ci ñoom am rafet naa ci njort du privilégié. ñoom demoon nañ Casamance moo ne waat ko fa ne dootuñu yee fitna de ñoom rawatina opposition bi. waaw mais bu fekkee opposition bi def na ko amul aussi le même engagement au niveau du régime loolu man jàpp naa ni. dégg nañ benn ministre Yankhoba Diattara dem ba wax ay taalante. waaw man jàpp naa ni nag loolu lu ñaaw a ñaaw la. li nga xamee ni moom la ñu gis mooy ku nekk di taral ku nekk di wane ni maa la gën a tar maanaam chantage lay doon sax ne loo taral ma taral ko xam nga loolu buñ ci continuer xam nga li nga xamee ni moom lay jur mooy confrontation inévitable. jàpp nañ ni daal war nañ delloo ci xel yi kilifa diine yi li ñu wax. ci màggal yi wax ko ci gàmmu yi na ci ñëpp delloo ci seen xel. am na loo xam ni docteur Cheikh Gueye du politique waaye ñun sax ci RFM dañu woon duñ ci wax mooy coowal diine jooju fi amoon fan yee am ñu ne ñi dañ doon diinga tarixa yeeg mag ñi sanc yooyee tarixa yéen ginnaaw yéenay waa cadre unitaire de l'islam au Sénégal lan mooy seen position ci loola. waaw kuréel yooyu amoon ci fi jafe-jafe ñëpp nag ci cadre unitaire bi lañ bokk. lañ cay def du lu ñuy siiwal waaye taxawaay yi nga xamee ni war nañ ko ci am ñi ngi ko ciy am te jàpp nañ ne jàmm dellusi na ci di wax rek ne suñu réew li nga xamee ni moom la baaxoo mooy nit ñi ànd seen ànd boobu ñu wéer ko ci mbokkoo wéer ko ci bokk diine wéer ko ci bokk ngëm-ngëm loolu nag lépp lu koy suuxat war nañ ci góorgóorlu. lépp loo xamee ni ñu bàyyi ku nekk ak pas-pasam. ku nekk ñu bàyyi la ak pas-pas bi nga gëm. jërëjëf docteur Cheikh Gueye jërëjëf Georges jërëjëf mbokk yi ñu doon topp ci suba ak léegi ñu ziare soxna naata ak ñi mu àndal ci TFM ñu yendoo ak jàmm. Les promos fin d'année tam. Babacar Fall Georges Déthié Diop ak équipe bu RFM yëpp 8h jot na xibaar yi ci kanam tuuti incha allah.